Touba Ameublement. Touba Ameublement ay salon yu moderne en cuir ak en tissu made in Sénégal. Touba Ameublement de di fierté Sénégal. lépp lu ñuy dem di ko jëgaani bitim réew ñu defar ko ak seeni loxo defar ko ak xarañ defar ko ak imagination defar ko ak fierté xoolal Touba Ameublement salon en cuir yi xoolal Touba Ameublement salon en tissu yi Touba Ameublement mi ngi nekk fi nga xam ne mbokk yi moom moo di Sacré-Cœur 3 boo demee rek ba romb école waree sa càmmoñ wala sax soriwul école David Diop fa nga xam ne moom moo di ca Liberté 6 mbokk yi Touba Ameublement fii la génn lii mooy njëriñu réew mi mooy imagination réew mi mooy 21e siècle Sénégal mënal na boppam Touba Ameublement 77 555 64 78 77 555 64 78 Touba Ameublement fierté Sénégal. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk téléspectateur DTV ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant nag borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nañ leen xel ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa jox la suñu loxoy xol nuyu la ziyaara la baal la àq baalu la àq dugg ci kër kilifa diine yi ziyaara leen sukk suñuy om ci suuf tàllal suñu loxo sàkku seeni ñaan ñu itam ñu ñaanal leen waaye noonu la ñu ñaanalee ñi nga xam ni itam dañoo tawat ndeysaan nekk hôpital yàlla yëkkati leen bañ delluwaat ci seen i njaboot ak ñi koy doxantoo ñaanal tam ñi nga xam ne jóge nañ fi ñibbi ñoom ñëpp yàlla na yàlla gërëm leen tëggal leen ba bañ wax ay Seyda Adama Seck bi tamuy yàlla te xaw mi yàlla muun bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñun ñi fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër teg ñu ci siraatal mustaqim comme ni ngeen ko xamee seen émission bii di ndénkaane ñëwaat nañu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla comme d'habitude comme niñ koy waxee rek macha allah ànd nañ ci ak ñi nga xam ne ñoom lañ ciy àndal oustaz Makhtar Sarr teew na mi ngi nii ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wàccee sa wàccuwaay Badiane Louise moom tam mi ngi nii macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko wàccee wàccuwaayam mère état mi nga xam ne léegi yaa Seyda la démb firi na fi benn aaya mère état mi ngi nii ñu ngi koy nuyu moom tam di ko ziar dañuy dem seeti Modou Mbacke xool tey yéene kaay yi lan la ñu xëyee ak ñun Modou Mbacke asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa Seyda. na nga def mbaa yaa ngi am jàmm. waa ñu ngi sant bu baax tabaraka wa taala. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf ndaka waa plateau studio. alhamdulilah kon bismillah. ok yaa Seyda yéen kaay xëy di génn bu ne ak la ko ñor bu ñu tàmbalee direct info moom dafa xëy ni bëcc Khalifa Sall meerum Ndakaaru bi moom ak Abdoulaye Wade yéen kaay baa ngi laaj waaw lan moo xew diggante ñaari kilifa yi ndax dafa am ko ci war morom ji maanaam trahison lu mel tax na ñii bokk ci ñu gaayu Khalifa Sall ñoom dundoon bara Abdoulaye Wade nañu Abdoulaye Wade moom daal dafa war Khalifa Sall bokk na ci ni Jean Paul Diaz bàyyi baxta moom gis na ni Abdoulaye Wade la ma waxoon def mooy demoon te pincum ndaw réew ma plaidé ñaa daal di fay kaas ngir Khalifa Sall mën a génn kaso ndax lu di mel war naa mën a nekk waaye dafa nekk daal koo xam moom Abdoulaye Wade moom même tout le temps day négocier ci wàllum politique enquête moom it jël na mbir mu Khalifa Sall yoolee kaay bi nee na tey la cour d'appel bu Ndakaaru wala sax cour suprême bu Ndakaaru di létt mbaa mu fëri Khalifa Sall moomu la ndax am xaaf dañu koy bàyyi mu dellu ci ay bokkam wala déet loolu mooy bëgg-bëggam ay avocat am nag ñu ngi daanaka yëkkati kàddu yu ñaax di ko jébbal attekaay bi la la ñu bëgg daal mooy magistrat yi bàyyi seen xel la xew ca Kenya barki démb ñu dee ma doxal dëgg bu wér ngir kon mën a bàyyi xaaf mu dellu ci ay bokkam en tant que député maire bu Sénégal leneen tam soxal xibaar ab yéenekaay l'Observateur tam ñëw ci wàllu guddi mel moom it dafa ñëw ci mbirum li nga xam rek moo jëm ci mbirum rek Macky Sall mi nga xam te ne bii ca kanamum Nations Unies fa la jëbale kàddoom njiitu réew Sénégal siggil fa Afrique ndax moom Macky Sall jëbal na kàddoom bëgg ñu défendre bu baax a baax li nga xam mooy rek Rohingya yi nekk fee nga xam mooy kon ca Birmanie yéenekaay bi ni moom de Macky Sall woo na mbootaayu xeet gi ak mboolem réew yi nan def kem kattan ba mën a taxaw ñooñu le ndax nag nekkul dëgg ne ko yoon observateur ñëw ci wàllu gune mel moom yéenekaay Médina bi laas moom it ñëw ci beneen wàll bu ko soxal ci Sénégal
nee na Macky Sall kay fi mu toll nii mooy avocat bu Rohingya yooyee nekk ca Birmanie lu ko indi mooy boom gën leen di boom ëpp na moom Macky Sall nee na la fa xew nekk la ni wooye nettoyage ethnique kenn waru ko bàyyi muy jàll na ñëpp jóg muy tamit jot nañu jox Afrique cër bi mu moom ndax tout le temps tubaab bi naan Afrique muy ëllëgu adduna bi waaye loolu mel kenn du ko dëggal laas loolu la xëy xëtamu njëkk Le Quotidien moom it dafa ñëw ba tey ci mbirum Macky Sall ak nguuram yële kaay bi ñëwaat na ci lu mu def ni ay tànk yu baax diggante Macron ak ki nga xam rek mooy Kagame Paul Kagame ak Emmanuel Macron dëwuñu laale waaye président Macky Sall mu leen jubale noonu la ko yéene kaay Le Quotidien inde ci xëtamu njëkk la xew ca ndaje may am ca États-Unis d'Amérique Les Échos moom it dafa ñëw ci benn wàll mooy nux bi am ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñàkk bay déggoo di wéy ci pencum ndaw réew mi yële kaay bi neenam fi mu toll nii Jibril Waar ci boppam nekkoon njiitum commission dañ ko écarté daal di seppi loxoom ci mbir ya naka noonu ñi nga xam rek mooy wàllum parité bi tamit kenn jox ko gëddëm daanaka fukki commission ak benn ñaar kese la ci ay jigéen jiite mu mel ni kon daal wàllum parité moom assemblée da ko caxat-caxatee déggul ca dëgg li moo tax sax kii di Dieye Mandiaye Ba moom ma ngay woneek meram lool donte sax moom lañ jox mu yore benn commission bu njëkk teewut bëggoon na jigéen ñi gën a am gëdd ci pencum ndaw réew moom Libération ñëwaat ci état wu Sénégal li ko jàpp ci ay feebar yi li kay baa ngi tëjoo ko faram fàcce ma ngay wax ci ñan doon génne kasoom ci ay libération yoo xam dëppool ak yoon ndax ak càcc ak labaj moo ko waral yële kaay baa ngi toj ak faram fàcce kii di Amadou Lamine Diagne nam doon def mu dafa scanné woon li nga xam mooy signature bu avocat général bi ak mbooleem hiérarchie bi di génne ay prisonniers ñu ko daan fay lu ni mel yéene kaay baa ngi faram fàcce bu xóot ci nam ko doon doxale moom yéene kaay Libération Vox Populi moom it dafa ñëw ci Ousmane Sonko anam bi nga xam te ni bi wane na ko ak meram lool ca exploitation ba ni exploité zircon ba nekk ca diwaanu Niafrang ab dëkk la bu nekk diwaanu Casamance yële kaay bi moom Vox Populi nee na fi mu toll nii nag Ousmane Sonko ma nga ànd ak doomi Casamance yi ngir bëgg ñu xeex ba nani mbellee gànjaruk zircon ga ca diwaanu Niafrang googe ñu war ko mën a xeex wax tam yëmu ca ñëw na ci mbirum sunu gaynde ak Aliou Cissé mi nga xam te ni bi moom ci boppam daal indiwaat na ay gaynde yu yees ak ku mel ni Mbaye Niang mi nga xam ñëw na yéene kaay baa ngi toj lu bari ci daal loo xam te ni bi ay Sénégal yi ñu ngi koy ñaawlu doxeenu Mbaye Niang ak tey lu tax Cissé di ko indi ci sunu équipe nationale boobu lem Stade tam ci la jaax ci wàllu gunu mel nee na Mbaye Niang ñëw na ak Gomis ak Sabali ñoom daal ñëw nan ngir wala wallu Sénégal ñii la Aliou Cissé yaakaar ngir ñu fexe qualifié Sénégal ca mondial ba sunu làmb moom itam làmb jaa ko soxal ni mu ko baaxoo defee Balla Gaye ci boppam daal préparé combat ak Gris Bordeaux tax na Balla Gaye jël na ab Ivoirien mu koy jàngal xeex boxe di ko entraîné li yéenekaay bi xamle moom yéenekaay sunu làmb donte barki dem Moustapha Gueye bu Fass ma ngay dànkaafu Balla Gaye de naan ko soo bëggee am ndam ci boobu lépp combat na nga liggéey bu métti ndax Gris Bordeaux dafa taxaw physiquement techniquement tactiquement yaa Seyda. ñu ngi lay jaajëfal Modou Mbacke lii la yéenekaay yi xëyee tey. lii la yéenekaay yi xëyee tey ma lay gërëm bu wér. ñu ngi lay delloo ngërëm gi ne ñëpp nekk ci jàmm. amiin ñu bokk tabaarkalla waaye bu la ci kenn ëppale borom émission bu mag bi nga xam ne am na saar ci alquran. déggal yaa Seyda diisoo surtout Shura. tabaarkalla macha allah jërëjëf Modou merci yaa Seyda jërëjëf ñu yendoo ak jàmm. Oustaz Makhtar macha allah ñu ngi lay dalal beneen yoon. dégg nga revue de presse bi. waaw lan moo la ci gën a yitteel. waaw jàpp naa ci kàddu gi nga xam ne njiitu réew mi yëkkati na ko bi mu demee ca dajeeb Nations Unies ba ca New York te muy luñ ko doon xaaree boobu ba léegi kon bu yëkkatee kàddoom ca lay xew ca biir man waaye ak mbokk mi ngaa yooyu nga xam ni mat na ay téeméeri at ñu leen di teg fitna kon fitna bi yàgg na lool sax jiitu na 1700 ba léegi ba fi mu toll nii ñu ngi ci 2017 li tax mu jugaat fan yii nag mooy li xew ci 25 août bi passé mooy seen kilifa ñoom bouddhiste yi yëkkati kàddu ne bëggatul gis jullit ci biir Birmanie nañ fa génn ñoom ñëpp wala ñu rey ñëpp bi mu ko déclaré lu mat 12 jours rey nañu lu jege juróom-benn junniy jullit ak lu teg lakk ñaat téeméeri jumaak lu teg rajaxe téeméeri village ak lu teg ca Birmanie rey goo xam ne nag anam ga mu gën a ñaawee jël nit rey fees daggate loolu nekk lu répété wu mais lu fa yàgg la boobu ba léegi nag kër yu mag yëpp ne ci cell
bi mu amee dajeem Nations Unies bi nag ñëpp yaakaaroon ni njiit yëpp danañ ci wax benn wax nañ ci barki démb la ci Macron wax kon président Macky Sall jiite réew moo xam ni 95% ay jullit ñoo fa nekk ñun ñëpp ñi ngi ko doon déglu boobu ba léegi dégguñu kàddoom kon bu demee ca daje ba yëkkati fa kàddoom naqarlu la nga xam ne moo fay xew loolu dañ ko ciy sant ndax bu ko defutoon tamit ñu xarab ko waaye gannaaw def na ko nag ñu ngi ko ciy jaajëfal di leen wax tamit naqarlu kese doyul balaa daje ba di jeex nañu jël ay dogal ndax Nations Unies bu ko neexoon suba mu dakkal lay xew Birmanie mais ba léegi nag dakkul ñu ngi woy di rey te ay xale yu ndaw ay liir am na ci image yoo xam ne ba léegi àdduna bi day bañ sax ñu dugal ko ndax ñaawaay jël xale bu ndaw ci anam ga mu gën a ñaawee nga ray ko jël jigéen joo xam ne nii jigéen ju ëmb la nga opéré biir ba génnee doom ya nekk ay seex te ñi koy def benn seen luwaa dëkk ba benn daan du leen ci fekk maanaam lu ab bouddhiste def ab jullit Birmanie dara du la ci fekk loolu depuis 2012 lañ ko gën a accéléré ba fii mu toll dakkul intervention militaire amul jullit ñi lépp luy seen droit ñu xañ leen ko sañu ñoo tukki duñ am carte d'identité duñ am passeport ba ci université yu mag yi wala sax fu ñuy tuddee bërëbu jàngukaay bu mag ab jullit du fa jàngee ak yeneen yu bari yoo xam ne mi ngi ci kon réew mii ñu dëkkee boobu ba léegi jullit ñi ngi ñaxtu def nañ ci marche bu yàggul ba léegi ñi ngi ciy wax kon bu ñu déggee président démb ca daje ba ñu jox ko parole lu toll 12 minutes déglu naa yëpp ci biir mu naqarlu lay xew Birmanie dañ ko ciy jaajëfal waaye di sàkku nag bu ñu yem ci naqarlu mais nañu jël dogal yu mat pour mu dakk loolu daal laa gën a jàpp ci revue de presse bi dëgg la jërëjëf Oustaz Makhtar sa génnee ko am na solo jaajëfal leen yéen ñi taxaw woon marché boobu am na solo ndax dompet sax nag ci sot la bokk dëgg la Badiane Louise waaw je pense que revue de presse bi ku koy déglu ku nekk affaire Birmanie bi moo lay frappé je pense que le président Macky Sall il a bien réagi et puis il est temps que autorité yëpp wax ci cas boobu dëkk yëpp wax ci et s'il faut intervenir ci intervenir on se rappelle de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite Sénégal bëggoon yónnee ay arabi ay militaires sénégalais pour ñu dem voilà Yémen pour ñu dem teewal l'islam la même chose la dëkk yëpp war a def mais xaar bi yàgg na trop lan moo motivé xaar bi xamuñu ko mais yàgg na quand même doy na waar Mère Thiama yaa Seyda Mère Thiama waaw loolu la man xam nga ne ma naan ñun jullit yi tout le temps dañuy am problème xam lu tax loolu Macky Sall li mu def foofu tam kontaan naa ci waaye tamit dañu koy ñaan ndax mooy le père de la nation mu jéggale te mu bàyyi Khalifa Sall mu dem loolu rek lañ koy ñaan surtout man je ne suis pas politicien je ne suis pas Khalifa mais dañ koy ñaan rek ngir yàlla ndax moom moo ñu yilif gën moom mooy yàlla ci kaw suuf daal par exemple noonu laa ko waxee du yàlla moom mooy président ci kaw Sénégal muy jéggale tey jëlale mu bàyyi mu jàll xalifa yàlla ci kaw suuf pour ma defaraatal xalifa yàlla ci kaw suuf loolu laa bëgg wax xam nga sama àll bi dafa xawul mook mooy xalifa yàlla ci kaw suuf ñu koy ñaan ngir yàlla mu fàttali ko mu bàyyi xalifa mu dem xalifa bu ko fi nekkee du tee mu nekk président bu nekkee ci kaso du tee mu nekk président waaw Mère Thiama jaajëfal nañ la bu baax dañoo am benn élément boo xam ne ñaay cokkeer la nañ dem xool comme niñ defee woon yeneen éléments yi ci yeneen gox-goxaan yi dañuy dem xool suñu élément te ñëwaat léegi incha allah. takkusaan jot ci bile quartier décor bi nag dafay xaw a ndróol ab quartier bu populaire nekk ci banlieue boo ne fee cëpp li nga njëkk a seetlu moom mooy ab tali bu xumb file moom mooy ñaay cokkeer. ñaay cokkeer kan 5 koñ la 5 koñ da ngay naan soo nee kaw ñaay cokkeer soo nee kaw tali da nga ñëw xottu kees ñëw 4 koñ dem Armangara ak montagne bi ni 5 la. ñaay cokkeer ay cokkeer yu bari woon ñaay lu boo xam ne bu abaroon ay cokkeer
cokkeer boo ko daan ay picc la woon mais comme ganaar rek daanaka ñu bari sax ne moo tax ganaar ay cokkeer yu bari moo tax mu du ko ñaay cokkeer. di ab quartier bu bokkul ak yeneen yi ñaay cokkeer histoire kese la ndax kàngam yi marqué bi les quartiers. Senghor dëkk na bloc de Madeleine fi à côté Abdoulaye Wade dëkk na fii ci rue de la Somme te ñu naan ko Madeleine Ngom mu sërëm bu naan Fat Wade fii benn pap bu naan Yemut Guèye moo ko doon denc. Sëñ Fallou ñëw na fii ci kër Madeleine Ngom bi ñu tuddee rue de la Somme takk fa aw fay mu juróo ko njaboot fii ñu jàkk ji Khalifa Ababacar moo koy inauguré en 1933 ba mu mën jitul na donc quartier bi ñii wax quartier bi lii la da nga xamul quartier bi. comme yeneen i quartier askanu ñaay cokkeer dañuy faral di def ay jéego ngir am ndox mu ñu jëfandikoo. ndox kay ça fait 5 ans nii amu fi koñ bi amul ndox loolu lañ koy état bi la ñuy waxal 5 ans mu ngi nii en tant que ñaay cokkeer ci digg ville bi la ne amul ndox mais rien yi laaj leen amuñu ndox. ndox mi moo métti fii bu ñu nekk ci kaw étage yeeg ñu ne ci suuf ñëpp dañuy root fajar la ñuy xëy kenn ne la watul. waaye kii di chef de quartier bi bokkul ak ñoom xalaat li mu jàpp moom mooy ay amélioration indi nañu ko jëmale ko ci wàll wi. en tout cas manqué na ndox te bu doon suñu soxla ndox yi day am ci biir kër yi mais SDE ni mu ñu taxawoo franchement parler pour le moment on n'a pas beaucoup à se plaindre. beneen noox bokk na ci ñàkkum xëy ci ndaw ñi bi ñu seetlu ci bile quartier. te sunu jeunes yi tamit ñu ngi nii liggéeyuñu defuñu dara. liggéey moom booy amuñu fi quoi yenn booy jàppuñu si dara waaw yaa ma gën a am bu ñu xëyee ñu toog parce que jàppuñu si dara quoi su fekkee nag état yi mën na ci jàppale na booy si gën a yokk jël ñenn ñi quoi loolu moom d'accord naa si. bi ñu ko créé ki léegi ñaay cokkeer day dalloo ay doomi aadama yu jóge fu ne ci sous-région bi guinéen yi nag ñoom dañoo ñëw rekk bokk ki leen nii sax bokk na ci ñi koy firndeel. mot na 50 ans léegi maa ngi ñaay cokkeer wallaay man dégg wolof fu mu baax 50 ans bi mot na beneen gaa ñëw na sàcce ma fii waa ñaay cokkeer foog taxawal te ma jël jox ma sama bagage. ñaay cokkeer nag ñu ngi ko créé ginnaaw ba indépendance yi jàllee mu ngi nekk ci booru palais de justice bu ndakaaru soriwul lool prison bu Rebeuss ñu bëgg lool ci fi ñu dëkk askanu ñaay cokkeer lu ci bëri nag ay musulman lañu diine ji am na fi wàllu wu rëy fii ci diwaanu ñaay cokkeer. sunu maamare ma sey gorenga ñi ngi jaajëfal waa rédaction ci élément boobu tamit ñaay cokkeer Oustaz Makhtar xam nga ñaay cokkeer. waaw dinaa koy dégg rek. waaye taxul ma miin ko nag. waaye li ñuy wax nag nañ leen ci bàyyi xel. waaw ñàkkum ndox. dëgg la. Sénégal ba léegi mënuñoo tàqalikoog yooyu. robinet yi coupé courant yi coupé mbalit. ak waxu mbedd. waxu mbedd. am toog ci mbedd di wax ba ngoon jot. waaw nga fatu. waaw yooyu ba léegi mënaguñoo tàqalikoog moom. te nekk ci dëkk juróomi at nga am jafe-jafe ndox métti na. métti na kay. nit mën na ñàkk courant sax du ko yàqal dara ci dundam. mais bëgg a sangu mënoo sangu bëgg a fóot mënoo fóot. bëgg a raxas say ndab mënoo raxas say ndab. bëgg naan amoo ndox mu sell. loolu nañ ci taxaw. te bu ñuy fal gouvernement loolu lay jëriñ mooy population yi ndox moom amul kenn ku ko war a manqué. milliards yi ñuy jël di ko def feneen. nañ ko def ci àll bi. ay forage yu mat ba kenn ku nekk am ndox. waaye waxuma la àll bi mais fii ci biir Ndakaaru sax ngay gis yenn quartier ba léegi mënuñoo am ndox lu dul diggu guddi la ñuy jóg yeewu di root. loolu nag baaxul. sun borom tabaraka wa taala assurel nañu ci at mi mu wàcceel ñu ndox mu doy. wa andalna mina samaa'i maa'an tahuuran nun yàlla ñoo leen wàcceel ci asamaan ndox mu laab. ndox moomu yàlla di wàccee buñ ko doon toppatoo mën nañ koo tere te defar ko ba kenn du manqué ndox. géej gi suñ borom def na fa ndox mu doy. bu ñu ñëwoon ndox moomu yàlla def ci géej gi ñu ut ay jumtukaay mën nañ koo defar ba ñaay cokkee rek ñu dul ñoom kenn du manqué ndox. biir suuf si yàlla def na ci ndox mu doy. buñ amoon ay jumtukaay mën nañ koo gas génne ko
ba kenn du manqué ndox kon ndox maa ngi fi mais nag volonté lay laaj pour ñu mën ko jëfandikoo asamaan ndox ngi wàcc suuf si mi ngi denc ndox géej gi mi ngi am ndox dex yi ñi ngi am ndox kon nag mu des ñi ñu dénk sunu alal ñu yëkkati alal jooju noonu le yóbbuwaat ko ci population bi ba kenn du manqué ndox mën nañu wax dëkk bi amul courant ñu naan nañ ñu ko indil ñuy xaar mais ndox moom du xaar kenn mënta mar di xaar sa yërey tilim ndox ngay fóot ngay fóotee sooy sangu ndox ngay sangoo booy togg ndox ngay toggee kon nit mënu la manqué ndox loolu daal jàpp naa ko ci élément bi te loolu waa ñaay cokkeer di jàmbat dëkk yu bari moom la ñuy jàmbat muy ñàkk ndox kon nañ leen utal ndox ndax ku amul ndox doo mën a dox di wax dëgg la ku amul ndox doo mën a dox di wax dëgg la Louise man benn remarque rek lay def si élément bi mooy miinu ma trop Ndiaye Thioker nag mais xam naa ne quartier populaire yëpp benn revendication rek la ñuy def même revendication yi la ñuy def d'habitude mooy manque d'eau bi manque de canalisation ak emploi des jeunes yi liggéeyuñu lu pourquoi je sais pas mais boo defee benn seetlu quartier populaire yëpp loolu la ñuy ñaxtu jot nañu saytu loolu kon jot nañu taxaw ci merci Ama xam nga li Oustaz Sarr wax léegi laay dëggal toog si dëkk 5 ans amoon ndox loolu moom dafa garaaw mais Ndiaye Thioker ni mu bindoo tey suñu ñëwoon tey pour di fa def ndox rek ñoom dañuy jóg ni ne fii ñu ñoo fi dëkk da ngay gis nga fi robinet public bi nekkoon sax dañ fa def ay néeg ndax ñun dëkk nañ wetu Ndiaye Thioker ku xam kër Thiam Ndiaye Thioker ak Rebeuss su ñun am nañ fa ay kër mais xamutuñ ko sax ndax dëkkuwaay ba da ngay dem toog Ndiaye Thioker bëgg a dem sa kër wala nga bëgg a seet koo seet ci digg mbedd mi la ñuy def néeg def fa jàngukaay def fa lépp tey état bi tey su ñëwoon tey dañuy yëkkati fi bu defee leen ay ndox ñu ne fu ñuy dëkk te ñoom ñooy fa dëkk am na ñoo xam ne sax moom ñu comme li xaw a dal cité boo fi amoon daanaka ni dafa xaw a méngoo tuuti rek dañu xaw a méngoo Ndiaye Thioker ak Rebeuss dafa xaw a méngoo tuuti man xam naa fa am naa rek yoo xam ne foofu leen juddoo ñu dëkkoon nañ foofu yàgg na mais dëkkuwaay bi moo xaw a doy waar te ñu fa dëkk sax duñu d'origine sénégalais yi bëriwuñu sax ay sénégalais yeneen race ñoo fa dëkk yu bëree bëri te dañuy fay lu yaas dëgg la neexu la parce que dafa bëri ay xeer encore xeer la benn robinet public moo fa nekkoon ñu fay rootee robinet boobu dañ ko raser léegi dañ fa daan rang ndox di ko root di ci mais dañ ko raser tey SDE tey su ñëwoon tey pour def ndox dina am xëy na tamit mun na ko parce que ñun état lañ mais dina am problème dina am problème bu bëri pour dugg parce que fi nga war a jaar ci néeg jàmbur ngay dugg doy na waar loolu pour gas xam nga da ngay gas pour am ndox am fariru mais ci néeg jàmbur ngay dugg génnee ci beneen salon génnee ci ëtt parce que noonu lañ dëkkee doy na loolu moo tax ñu am problème yooyu loolu yéeme ne Abbé ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la ziar bu baax di la wàccee sa wàccuwaay defe naa gis nga élément bi nga xam ne ñu ngi ci doon commentaire lan nga ci mën a wax bala ñoo dugg suñu waxtaan voilà di ngeen ma baal ndaxte duma mën a wax li may xalaat ci kalamu Kocc ngeen baal ma man peut-être français lay lakk voilà je voudrais tout simplement dire que à l'unanimité nous savons que l'eau est source de vie l'eau est un élément vital sans lequel la subsistance de l'humanité même ne serait pas possible. Et c'est pourquoi on dit aussi qu'il faut prendre soin de l'eau. Il est vrai que si on manque d'eau, c'est quelque chose qui va toucher au plus profond de l'être chacune de nos personnes. Mais si aussi on ne prête pas garde pour sauvegarder l'eau qu'on a déjà, il y a problème. Moi, je vais me référer à sa sainteté, le pape François, qui l'année d'avant avait écrit une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Et dans Laudato Si, on disait qu'il faut lutter pour la sauvegarde de la nature et tous ces éléments. Parce que c'est pas il faut voir dans la société, parfois, on ne parle pas toujours du gaspillage d'eau, alors qu'il y en a. Il y a quelqu'un qui peut venir, il n'a besoin que d'un petit pot, il ouvre le robinet, on laisse l'eau couler à longueur de journée. Et quand ça manque, quand ça se raréfie, là maintenant on fait entendre les voix. Alors que quand il y en a, on gaspille. Donc moi je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord que partout où l'on vit, on a besoin d'eau. L'eau est source de vie, l'eau est ce qui maintient la vie, l'eau est ce avec quoi nous rendons nos habits et nos personnes propres. Mais il faut aussi éviter le gaspillage d'eau. Nañ bàyyi yàq ndox
xam nañ ne ndox su amul ñëpp a koy soxla ndaxte dafa di loo xam ne lu ñuy jëfandikoo la te képp ku nekk ci ñun dañ koy soxla waaye tam su amee nañ bàyyi yàq ndox mi ça c'est ce que je voulais dire. ah macha allah Abbé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax defe naa ne non dina wax kocc nag ci kanam tuuti incha allah di nga wax ak ñun ci kocc. boo waxee kocc ma traduire ko boo waxee français ma traduire ko. waaw yaa ngi dend ak mère Thiama waa mère état. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi leen jaajëfal Oustaz Makhtar. Louise mère Thiama xam nga ndox wax nga ko léegi yàlla lu mu bind ci ndox la ko bindee mais sunu état ñaay cokkeer ci biir Dakar la nekkul ci àll bi man dama xamul naka la ñu mën a seetaanee façon bii muy am biir Dakar. duñu am ndox dëkkuwaay bi baaxul duñ ko lotissé man loolu man moo ma yéem xam naa bu fekkee ñu ngi ñuy seetaan dañ leen di fàttali rek ñu bàyyi xel dëkkuwaay boobu ndax nag ay nit ñoo fa dëkk te nit nag œuvre yàlla la ndax nit dafa fort maama fa de xam naa dañuy dem nag xool WhatsApp bi réaction yi nga xam ne ndax te ñun ak ñoom ñoo ko bokk foofu la ñu mën a jaar am na ñoo xam ne ñu ngi jaar ci téléphone bi am ñoo xam ne ci WhatsApp bi la ñuy jaar te soxla nañ déglu seen xalaat xam naa dañ leen di déglu ñu xool ba xam kon xam naa mën nañu wéyalaale waxtaan bi ba keroog ñuy mën a déggante taxul ñu déggante bu leer Abbé xam naa ne li tax nga ñëw yaa ngi doon seetaan suñu kii bu fekkee seetaan noo ko itam li ñuy waxtaane mooy dañoo seetlu ne Sénégal njur mi dafa wàññeeku ay nitu diine teew nañ fi nitu diine ngi nii macha allah ñi fi teew nii ñëpp sax ay nitu diine lañ yow itam nitu diine nga ci diine ji nga bokk yéen nan ngeen gisee njur yéen da ngeen koy organiser ndax valable na ci yéen pour ngeen koy espacer wala ngeen koy arrêté wala boo amee benn ñaar da nga war a arrêté wala ki amagul borom kër est-ce que valable na ci moom muy def loo xam ne day tax bu dee day jàng mu mën a jàng ba pare soo ko mën a am doom programme boobu daal nga xam ne dañ koy gis yéen jàngu bi lan la ci wax. Voilà, il faut dire que dans la vision de l'Église catholique et la foi chrétienne non dinaa lu ma bëgg a wax du ma ko mën a wax ci kocc parce que bu ñuy ne wax sa xalaat il faut nga wax ko ci lakk boo xam ne mën nga ci war a wax li nga xalaat voilà je veux dire que dans l'Église catholique on dit déjà l'une des vocations fondamentales de l'homme c'est une vocation que Dieu lui-même lui a donnée dès le livre de la Genèse. Il faut tout simplement répondre à cette vocation qui dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Cela veut dire que le genre humain, l'humanité est appelée à se perpétuer, à se multiplier pour répondre à cette vocation de Dieu. Mais il faut préciser que l'Église catholique dit qu'on ne se multiplie maintenant que dans le cadre du mariage. On ne peut pas se multiplier en dehors du mariage. En dehors du mariage. Ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut signaler. Voilà. Une autre chose, c'est que même quand on se marie, on dit parmi les vocations du mariage, parmi les buts et les finalités du mariage, il y a la procréation. Donc, pouvoir se procréer fait partie de ce pourquoi les gens se marient. Donc, par rapport déjà à ça aussi, il faut qu'on soit vigilant. Maintenant, on dit par rapport à l'espacement de la naissance. Évidemment, on ne peut pas faire des enfants et pouvoir ne pas s'en occuper. On ne peut pas faire des enfants compte tenu des exigences du monde et pouvoir ne pas s'en occuper. Et c'est pourquoi la vision de l'Église est claire. C'est la paternité et la maternité responsables. On n'empêche à personne de faire des enfants. D'ailleurs, il faut en faire, mais il faut en faire avec responsabilité. Voilà. C'est ce que je comprends par rapport à la question que vous avez posée. dëgg la defe naa ñun ñëpp dégg nañ li mu wax Oustaz Makhtar mooy ñoom am na ñoo xam ne loo xam ne ñoo ko bokkale amuloo sañ-sañu am doom en dehors du mariage. ba pare yàlla dafa wax ni nañ jur ndax ñu mën a remplir suuf si. ndax ñu mën a nekk ñoo xam ne comme ñun ñoo représenté. ku toll ni yàlla ci kaw suuf. kon war nañoo mën a jurante mooy day fekk si li yonent bi waxoon rek. takk leen ñi am cofeel tey jur. tey jur loolu lañ doon waxtaan léegi Abbé léegi yéen jàngu bi bu fekkee ni nit ki dafa dugg ci néegu sëy nanguwul am doom ne moom daal programme wul am doom ndax dafa am daan yoo xam ne seen religion daf ko koy teg wala déet déjà suñuy religion booy waaj sëy
dafa am lu ñuy wax enquête canonique mooy lu ma indaale nii te ci biir enquête canonique yi dafa am lacc boo xam ne dañ lay ne est-ce que yow xamal nga sa bopp ne dangay sëy ndax nga jur boo ne bëgg naa sëy mais bëgguma jur déjà sëy boobu mënul nekk ci jàngu on ne peut pas dire qu'on se marie à l'église mais on ne veut pas d'enfant. Je veux me marier, mais je ne veux pas d'enfant. Ce n'est pas possible dans l'église catholique. Pourquoi? Parce que l'ouverture à la vie fait partie des 4 piliers du mariage chrétien. Oui, les 4 piliers. En dehors de la liberté, de la fidélité, il y a l'ouverture à la vie. Et que donc, on ne peut pas dire je me marie, mais je ne veux pas d'enfant. Ce n'est pas possible en église catholique. Maintenant, on peut se marier et ne pas pouvoir avoir d'enfants. Donc, l'incapacité de procréer, ça peut être une maladie qu'on peut guérir, mais ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas guérir. Dans ce sens, on dit la stérilité ou l'infertilité n'empêche pas ni ne rend pas invalide le mariage. N'est-ce pas? Il n'empêche pas, il ne rend pas invalide le mariage, mais on ne peut pas dire on veut se marier sans prévoir avoir d'enfants. Voilà. D'accord. Loolu moom defe naa loolu tamit Oustaz Makhtar waa leer na. merci ama loolu ñu fi toogoon wax ni ku mu neex nga sëy ni bugguma am doom du ma am doom. waaw mais ñoom ne na gis nga ñoom loolu amul ci jàmm amoo droit da ngay sëy mais bëgguma am doom. amoo droit boobu. dëgg la kon doom alal la. doom kay waxuma la alal waaye leneen la sama laa ñu. waaw waaw ñun ñëpp bëgg ndax ñun ñëpp waa ay être humain lañ. dëgg yàlla bi ñu ngi lay jaajëfal ci leeral yooyu dinañ ñëwaat ci yow léegi Louise. ñu ngi doon waxtaan démb defe naa yaa ngi doon seetaan. waaw soxna si nag dégg naa démb benn soxna bu participer. waaw bu doon expliquer que ne dafa sëy. mais ku mu sëyal mag la. mais waajur boobu dafa ne moom bëggul am doom. donc ñëpp ñu ngi koy ŋàññi si biti. ne moom mi ngi sëy ak mag bi waaye moom bëggul am doom alors que jëkkër ji moom bëggul am doom. waaw man nag sama vision si problème boobu dafa xaw a catégorique. ndax man su ma nekkee ndaw parce que paa bi am na doom ba pare am na ay doom. si lu ma jot a comprendre. mais man nekk ndaw di sëy ak mag bi ne ma bëgguma am doom ak yow pour man kuy sëy ak yow te bëggul am doom ak yow mbëggeel bi des na. sama xalaatu bopp la. dëgg la. pour man nit buy sëy ak yow te bëggul am doom ak yow mbëggeel bi des na. léegi nag décision bi si moom la des mais man de. kenn du wax nit tasal. kenn du wax ne mais. nit da ngay xam loo bëgg. parce que bu fekkee ne moom bëgg na doom. te leer na ko ne paa bi mënu ko jox doom na uti doom ndax ndaw la. dëgg la dëgg la Oustaz Makhtar xam nga bu ñu jëlee comme thème tey dañ koy tënk pour rek comme yow moom macha allah da nga fee toogal diine baal ma laaj sax abe nan ngeen gisee planning familial. planning familial. ci jàngu catholique. dafa am yoo xam ne moom la ñu teral. ci lu jëm ci planning familial premièrement jàngu catholique dafa ne toutes les méthodes contraceptives de quelque nature qu'elles soient sont formellement interdites. Ah bon? Toutes les méthodes contraceptives allant du préservatif aux pilules du lendemain. Ah bon? Oui, par l'église catholique j'ai dit. Et que donc c'est interdit. C'est formellement interdit. Formellement interdit. Chrétien toutes les méthodes contraceptives. Parce qu'on dit la vie humaine elle est chère. Et c'est comme l'église qui combat tout ce qui est avortement, destruction de l'embryon et tout ça, l'église est catégorique. La vie du berceau à la tombe. Donc c'est un principe de cohérence qui dit que même quand tu es marié avec ta femme ou avec ton mari, si vous faites l'amour, ça doit être de manière naturelle. Pas de protection. De sorte que s'il y a conception, il faut être responsable. La seule méthode qui existe en église, et je tiens à la rappeler, la seule méthode que l'église propose pour planifier ou espacer les naissances, c'est ce qu'on appelle, il faut bien retenir le mot, c'est ce qu'on appelle le coït interrompu. Le coït interrompu. J'espère que ceux qui nous écoutent... C'est-à-dire? Le coït interrompu, ça veut dire on va pénétrer la personne
de manière naturelle, mais au moment de l'éjaculation, pour qu'il n'y ait pas contact entre le sperme et l'ovule, qu'on se retire. Ah oui, oui, d'accord. C'est ça qu'on appelle le coït interrompu. Aujourd'hui, évidemment, il y a des attaques partout par rapport à cette position de l'Église, mais je le rappelle, c'est une question de principe de cohérence. C'est une question de principe de cohérence. On ne peut pas aimer sa femme et dire on se protège en faisant l'amour avec sa femme. Ça, c'est naturel. Donc, on ne peut pas dire aussi aux gens, il faut faire des enfants et en faire pour ne plus pouvoir s'en occuper. Donc, c'est pourquoi c'est cette méthode qui est évidemment permise. léegi yéen bu ngeen di waaj a dugg ci mariage maanaam ku góor ki ak ku jigéen ki da ngeen koy préparer di waxtaan ak moom di ko préparer ci wàllu doom ak yooyu lan ngeen leen di wax bu baax a baax bu ñuy préparer dafa am lu ñuy wax préparation personnelle à long terme dafa am tam lu ñuy wax préparation immédiate ci préparation immédiate bi war na durer au moins 6 mois 6 mois 6 mois yoo xam ne avant le mariage 6 mois nga introduire dossier bi boo programmer mariage bi voilà boo programmer mariage bi nga il faut nga programmer ko avant 6 mois comme ça mu am labe boo xam ne day xel di jokkoo ak yow ci lu jëm ci sëy am na tam ci organisation jàngu bi lu ñuy wax doyenné maanaam couple yoo xam ne dañuy marier avant les 6 mois à venir ñoom ñëpp dañu leen di boole bu ñu leen boolee dañuy woo ay experts. dañuy woo ay experts. ay experts par exemple il y a plusieurs thèmes qui sont développés dañu leen di woo on appelle quelqu'un qui est qualifié en droit pour leur parler du droit du mariage. D'accord. La vie du couple, etc. On appelle aussi quelqu'un qui est expert en médecine. Pour leur parler des maladies infectieuses, etc. et tout ça. On appelle les sœurs de la maternité catholique pour leur parler de la fécondité, de la procréation, etc. Et on appelle aussi un couple qui a peut-être une vingtaine ou trentaine d'expériences pour leur parler des joies et des peines du mariage, pour leur dire que le mariage, tout ne sera pas rose, etc. Donc, il y a plusieurs thèmes. Et même aussi, la sexualité. On appelle une sage-femme pour leur parler de la sexualité. Et même moi, étant prêtre, quand je prépare individuellement un couple, j'évoque tous ces thèmes. Et chaque thème, je prends au minimum 1 heure de temps, 2 heures de temps d'entretien avec eux. Donc, on ne peut pas dire je veux me marier dans 3 mois alors qu'on n'a pas pris le temps de se préparer au mariage. Ce n'est pas possible en église catholique. Il faut que la personne sache qu'est-ce qui l'attend. Bara mu ciy dugg, il faut mu xam ci lu muy dugg. Il faut tam ñu leeral ko ci yu bëree bëri comme ça su ci duggee su ciy am jafe-jafe ay gàllankoor dina xam nu mu ciy génnee. Donc loolu moo tax mu ne la préparation au mariage est une obligation. Et la période, c'est au minimum 6 mois. Au minimum 6 mois. Est-ce que mus nga taseek couple boo xam ne dañu sëy lu yàgg amuñu doom ba mu jural leen ay gàllankoor wala ay problème? Évidemment loolu bari na fi gis nañ couple yoo xam ne dañuy sëy ñu def benn at ñaari at ñetti at mënuñu am doom ñii di commencé di naan ci ku góor ki la ñale ci ku jigéen ki mu indi ay tension ci biir couple bi yooyu yëpp dañ koy gis yenn saa itam day am ñoo xam ne dañ la ne ah l'abbé sama jàkkaar def may menacer temps yii wala lee ak lee lu ñuy wax mooy doom maye yàlla la yàlla mooy maye yàlla nag moo xam su la mayul lu tax mayu la mais lu ñuy wax mooy l'incapacité, la stérilité, l'incapacité d'avoir un enfant ne rend pas invalide le mariage. Il n'empêche pas le mariage. Il faut accueillir la volonté de Dieu telle qu'elle. Yàlla mooy maye. Yàlla mayu la moom xam na lu tax mu def loolu. na nga ko jàppee noonu te jàpp ko ak ngëm. Loolu la ñuy conseil ñoo xam ne amuñu doom yenn saa yi day dem ba mu musu ñu ne la ah on va divorcer, on va casser le mariage parce que tu ne peux pas me donner d'enfant. Oui, l'enfant est bien, l'enfant, comme elle le disait, Louise tout à l'heure, l'Église dit que l'enfant est le fruit de l'amour. Mais s'il n'y a pas d'enfant, on ne va pas dire que l'amour n'existe pas. Il peut exister sans l'enfant. Mais on ne peut pas dire maintenant l'amour existe mais on ne veut pas d'enfant. C'est ça? C'est l'inverse qui n'est pas vrai. Donc s'il n'y a pas d'enfant,
évidemment, on conseille au couple de savoir remettre tout entre les mains de Dieu et de prier, voilà. Ça peut aller jusqu'à accepter ça comme une croix. Voilà, c'est un don de Dieu, c'est pas arrivé. Voilà, seul le Seigneur sait pourquoi il ne l'a pas donné. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Donc, dans ces genres de cas-là, si on voit un couple ramené, il n'y a pas d'enfant. Et que ces deux personnes ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas malades, mais ils ne sont pas compatibles. Est-ce que le divorce est permis dans ce genre de cas? Vous allez me dire que les termes de l'Église sont durs. Le mot divorce n'existe pas en Église. Ok. Le mot divorce. Le mot divorce. Le langage de divorce n'existe pas en Église. Quand le mariage est célébré, il y a ce qu'on appelle ratum et consummatum. Hein? Ratum et consummatum, ça veut dire ratum et consummatum. En français, ça veut dire ratifier et consommer. Rectifier et consommer. Ratifier. Ratifier. Ah, d'accord. Mais Ratifier. consommer. Je donne une petite précision. Hein. Le mariage chrétien, quand il n'a pas été consommé, il n'est pas encore valide. La consommation, c'est quoi? La bénédiction nuptiale qui est donnée aux époux à la fin de la messe. C'est pour que l'homme sache que c'est sa femme, la femme sache que c'est son mari, et qu'ils s'accouplent pour ratifier et consommer ce qui a été célébré. D'accord. Donc, au mariage ratifié et consommé, il ne peut plus avoir de divorce. Le langage qui existe en Église, c'est ce qu'on appelle la dissolution des liens. Par exemple, un couple qui vraiment ça ne va plus, on leur demande d'abord que chacun prenne du recul. De séparation de corps. Après la séparation de corps, c'est une deuxième étape. Après la séparation de corps, maintenant on dit, ah, si vous ne pouvez plus vivre ensemble et vous n'êtes plus ensemble pendant longtemps, on vous dit, il y a la possibilité d'introduire la cause. Parce que l'Église catholique a un tribunal chargé des mariages. Des mariages, Mais un tribunal catholique qui est à Thiès. Et que donc le vicaire juridique, le juge par excellence, et l'abbé Nicolas Dienne, c'est un docteur en droit. Donc, c'est lui qui étudie la cause et qui sait, bon, et voilà dans quelles conditions on va leur permettre de pouvoir se marier. Mais il n'y a pas de divorce. Il y a dissolution de liens. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ce cas de figure que Louise évoque, où tout simplement les gens traversent des difficultés, on leur dit, mais au début, on vous avait préparé. On vous avait dit, tout ne sera pas rose. Mais évidemment, comme Louise le dit, c'est dommage de nos jours. On dit, on se marie. Tu ne peux pas essayer, coach, de parler Wolof. Voilà. Si je dis avec lu may wax ni na ñew ci Wolof. Dañuy né on se marie dans le meilleur et dans le pire. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, dañoo bëgg di sey dans le meilleur jusqu'au pire. C'est ce que j'ai l'habitude de dire personnellement. Jusqu'au pire, parce que dès que le pire arrive, chacun commence à dire, ah, si c'est ça, je n'ai qu'une seule vie, il ne faut pas que je la loupe. Et on est tenté de chercher ailleurs. Alors que, de fait, il faut qu'on ait des mounial samaron. Il faut que tu te débrouilles pour parler Wolof. Dégouma? Il faut te débrouiller. Voilà, dinaa débrouillé wu ma la olof tuuti dañuy ne booy sëy na nga xam ne du loo xam ne chaque saa su nekk ak fu nekk day neex. ñii seetaan am na ñoo xam ne dégguñu français moo tax. xam naa loolu mais man tam xam nga man. non mais li ngay wax olof yi leer na après olof yi ngay wax nag leer na. des na tuuti dañuy ne non mais c'est bon mën nañu ko consommer amul problème. voilà dañuy ne booy sëy dañ lay xamal ne du loo xam ne dina xel di neex saa su nekk ak fu nekk ndax lan. ndax booy sëy ak nit da ngay dëkk ak nit ki. tellement li ngay wax dafa am solo. te am na ku lay seetaan te dégg ko te li ngay wax dafa am solo moo tax. nekkul loo xam ne dangaa ñëw di gënale. dangaa ñëw dëkk si. te xam nañ ne néegu say dafa xat. waaw voilà loolu moo tax nag il faut ñu xam ne ah yenn saa yi mën na métti yenn saa yi mën na neex. loolu muy dund sax nit. ci boppam dund boo gis c'est des hauts et des bas yenn saa yi day neex. yenn saa yi da ngay daanu yenn saa yi da ngay jóg. voilà mais na nga xam ne bu mu mos a neex bu nga fàtte ne xëy na. dina mos a naqari. waaye itam bu mu naqari ba nga defee ne dootul neex. moo tax il faut ku nekk di muñal sa morom. nangoo baal sa morom. ñun catholique dañuy insister lu bëree bëri. ci baal sa morom ce qu'on appelle
capacité de transcendance et de dépassement. Parce que bu ñu dëkkee ku nekk di jàppal sa morom su yàggee. soo mënul baal sa morom. ngeen demaat sur de nouvelles bases. bu boobaa dina métti. day métti kay. te nit dafa di koo xam ne motul. kenn motul. waaw kenn mënul kenn ñemewul yëkkati sa loxo. ne man amaluma ak kenn. dëgg la rawatina nag sa jabar wala sa jëkkër. koo xam ne yéen a dëkk. déjà boo xamee ne man motuma. yenn saa yi damay def loo xam ne neexul sama morom neexul sama borom. war nga mën a xam ne soxla naa kii baal ma. mais tam suñ lay baal na ngay nangoo baal. ndaxte mënoo di dëkk ci baal ma waaye su nekkee sa tour tam yow doo nangoo baale. donc loolu mooy yoo xam ne daal vraiment buñ koy xoolaat. ku nekk di ci bàyyi xel. mën na rataxal diggante góor ak jigéen ci biir sëy. dafa am léegi lu mu wax lu am importance affaire tribunal bi. waaw nee na suñu amee point dañuy dem. Thiès tribunal foofu la nekk. voilà ma foogoon ne tribunal yi fii la ñuy dem wala yéen da ngeen am seen tribunal spécial pour. voilà xam ngeen ci catholique. waaw ñetti façon sëy ñoo am ci catholique. ñetti façon sëy. voilà ci droit catholique. ñetti façon sëy première façon sëy. mooy ce qu'on appelle le mariage coutumier. mooy mariage aada. le mariage coutumier mariage aada. canon 24 ci code bi ñun dañoo am code. suñu code bi nag. ça c'est composé de 1752 canons. article. Canon. Et chaque canon est composé de plusieurs paragraphes. Mais on en a au moins 1752. C'est un gros livre comme ça. Alors, dans ce code, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le mariage coutumier, qui est mariage aada. Il est reconnu, mais boo sëyee ci aada sa sëy boobu war nga ko indil sa borom ndaxte nitu yoon nga doo yiifar n'est-ce pas jullit nga boo sëyee ci aada sëy boobu il faut nga jéebal ko sa borom loolu la ñuy wax mariage sacramentel maanaam mariage chrétien catholique mariage sacramentel et à côté de ces mariages y a ñun ay citoyens lañu. Et il y a ce qu'on appelle le mariage civil. Le mariage civil aussi, il est reconnu. Donc, dans le code, il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil, et il y a ce qu'on appelle le mariage sacramentel ou le mariage catholique. Encore que le mariage sacramentel, il y a à côté maintenant le mariage mixte entre un catholique et un chrétien baptisé, mais non catholique. Il y a un mariage avec disparité de culte entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas baptisé, un musulman ou autre. Voilà, mais pour revenir sur ce qu'elle dit, évidemment, il y a ce qu'on appelle le tribunal ecclésiastique. Ça s'appelle tribunal ecclésiastique. Ecclésié qui vient de l'église. C'est le tribunal de l'église qui a ses normes, qui fait que le mariage peut être cassé à la mairie, mais il est toujours valable en église. Dañuy divorcer, ngeen dem au tribunal civil, ñoom ñu tas seen mariage, mais mariage boobu même bu ñu ko tasee boo naree seyaat jangu du mën a nekk. ndax li nga signé woon foofu mu ngi lay xaar foofu ba léegi. mariage compliqué na foofu de. Oui, c'est assez compliqué. Effectivement, le mariage est compliqué parce que le mariage c'est pour toute la vie. C'est du caaxaan. C'est sacré. moo tax tey dañoo ne ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. loolu mooy ce que Jésus avait dit. Même s'il y a des problèmes ñu lay dóor def yu bon yëpp doo tas sëy bi. non yu bon yooyu mën na jóge ci ku nekk. loolu la ñuy wax te nekkul ne ci biir sëy kese lañ lay def yu bon d'ailleurs. non mais pour nga muñ ko loolu foofu la ñuy ñaax sëy la ñu wax xam nga tey mun nga am sa jëkkër ngeen di sëy mu lay def yu metti du la dundal comme ni ñu koy waxee ñun daf la war a dundal daf la war a woddu daf la war a sàng daf la war a faj yooyu yëpp su amulee ngeen nekk ci biir kër gi doo dem tas sëy bi wala ngeen dem toog fenn ngeen waxtaan bu ñuy ñun déjà vision yi foofu du benn ndaxte boo ne mu lay solal mu lay dundal ak yooyu yëpp ñun catholique suñu gis-gis ci sëy du noonu suñu gis-gis moo di ku góor ki ak ku jigéen ki bu ñuy sëy dañuy def communauté de vie communauté de vie wala de bien non de bien sax c'est pas nécessaire mais communauté de vie mais boo ne communauté de vie la vie c'est ce que tu es et ce que tu as n'est-ce pas donc nekkul ne ku góor ki mooy indi yëpp ku jigéen ki su amee salaire bu ëpp salaire ku góor ki na def ci kër gi ndax dañuy non du forcé man ko boobu moom bien yi du forcé mais vie bi c'est pareil voilà quand on dit vie mais yow mënoo dëkk ak sa jëkkër amul moyen nga koy seetaan te nga ne kooku mooy sa jëkkër bëgg nga ko te yow nga am moyen même boo leen signéwul ne on fait communauté de vie de bien
mais ci nekkin bi loolu ngeen war a dund. d'accord. loolu ngeen war a dund doo seetaan koo xam ne amul te nga ne sa jàkkar la. Déjà, donc dans ce sens, c'est vraiment important. Donc nous, on dit les devoirs des conjoints engagent l'homme et la femme. Ku nekk sawaru seen warugar yi ñoom ñoo ko war a bokk. Voilà, non la ñuy gisee. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que les femmes n'acceptent même plus vivre sous la coupole d'un homme. Voilà, c'est une question, n'est-ce pas? Louise, xaaral ñu jël Oustaz après. Oustaz, defe naa régime déglu nga li mu wax. jàngu bi ñoom niñ tëralee sëy am na yu niroole nag am na yu niroolewul. waaw xam nga. surtout ci comme doom dañuy waxtaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. dafa ñëw di mottali yenent yi ko jiitu woon seen mission. li yenent yàlla Iisaa doon doxal. dafa ñëw di ko wéyal. am na ci yu muy dindi lu ko yàlla sant ak lu muy yokk lu ko yàlla sant. li yenent yàlla Muusaa tëraloon day ñëw di ko wéyal. am na ci lu muy dindi am na ci lu muy yokk. lu mu ñëw waxu ca. ñu gis na yenent yàlla Iisaa def na ko wala yenent yàlla Muusaa day valable ci shariam. moo tax boo xoolee yu bari yu muy wax dafay ñëw di dëppoowaat ak lislaam ñu bokkale ko. nit ñi bi ñu réeree lislaam la ñu yombal tas. dëgg la nag. mais lislaam moom it yombalu tas. tey nekkul da ngay tëb rek ne waaw nangam ak nangam am na damay génn ci sëy bi. lislaam bi mu yaree góor ci diine daf ko jox baat ne ko ku jigéen ki balaa mën a génn ci sëy bi yow yaay wax lu ko ci génne. loolu sariya du wax ku góor ki ne ko faaw nga dem ca imam ba wala yu ni mel. kon mun nga doo nekk góor ba mu neex la rek sentir too ko rek nga ne man bëggatuma ko rek nañ tàggoo. boo ko waxee man ngeen a tàggoo mais bu amul benn sabab man nga am daam ci suñu borom. yow ku jigéen ki. ku góor ki. ku góor ki. ku góor ki bu tëbee rek. seet yeneen bi nee na yàlla rëbb na góor ñi nga xam ni. jigéen juñ xam wocc ko. xemmem mooy xemmem. li ñu wax xemmem. yàlla rëbb na tamit góor jigéen ji nga xam ne góor gum xam ñaan baat. ñoom ñaar ñëpp yàlla rëbb na leen. loolu am na ci jigéen ñi. dafay am na koo xam ne ni lim doon xool si bu ko gisul seeti leneen. kon loolu dama ci dëppoog moom wan ko ne ko tamit. diine buñ ko dundoon ñun. carrément. mais lii suñu problème nag mooy ñoom ni ñu organiser ba am seen tribunal. xaw moon ne sax am nañ ko ci moom laa ko déggee. dëgg la man dama ko yàgg a kaas ne ñun dañu war a am tribunalu sëy. dëgg la. ndax problème yu bari tey yu nekk ci société bi jigéen a ngi ci biir sëyam. dafa dund métit bëgg a génn ci sëy bi mu am ay sabab. waa ji lànk ne du ko may baat dem takk jeneen jabar di ko dawloo. te kooku tribunal rek ko mën a woo. wax ak moom ñu teg ko teg ndaw si. dëgg la. waaye léegi tribunal boobu xañ nañ ko jullit ñi. imam bu tëbee ne mi ngi woo jëkkër naan ko kaay ci jàkka ji pour nga waxtaan ak sa soxna danaan ko imam bu ma fonto te ñoom seen église yi seen tribunal yi ay kàngam ñoo fay nekk. ñoo xam ne ñoo jàng xam religion bi. dañuy nekk prêtre mais. tey léegi ñu jullit tëbee wax lu mel noonu ñu naan non ñaari kii te fekk. doy na waar du problème man ko ñun day. waxuñ ne nañ indi tribunal buy wut mais dañ ne suñu diine. daf ci am texte yoo xam ne il faut que juge moom moo ci mën a wax. du imam simple nii rek mooy woo jenn waaye ne ko kaay sa soxna si nee na dundalatoo ko. dëkkalatoo ko dëkkaloo ko. léegi kon dëkkoowoo ko. léegi kon kaay. pour nga mën a wax lan moo tax. pour ñu mën a seet dogal. waaye bu fekkoon ne am nañu tribunal bu dëgër. bu ñu convoqué waa ji dafay ñëw. dëgg la leneen li mooy ci wàllu planning familial. l'islam li muy encouragé mooy am doom. waaye ay ku ne ñaari fanam. na nga ko jox. ak lu mënti xew. ko jëndal diw jëndal ko beneen bi. kenn ku nekk bu fekkee ne yàlla waxul ne na nga yemale. mais na nga tollale. bu liwis gàttee. Zeynab njool doone liwis li ma xottil Zeynab mi njool lay xottil ki gàtt. mais ku ne lam tollool nga koy jox. li ma bëgg a leeral rek mooy benn xol dana bëgg ñaar mais gën a bëgg nag. ka nekk lam la wan. loolu nature doomu aadama gën a bëgg yemale. tey am nga yow sa yére yu bari xam nga bëgguma woon dëgg kii. waaye problème bi yëpp nag. ci ñàkk leen yemale la. xam nga lu tax. boo nee damay takk nit. boo ko takkee mu doon sa jabar rek. dafa am
devoir ak obligation devoir ak obligation boo demee nga takk keneen mu nar a am les mêmes devoirs et les mêmes obligations à ton égard or le fait que nga doon nit ci nit rek mën na am nga bañ leen yemale boo leen yemalewul da ngay doxalee naka sa dul noonu la parce que dafa am mën na am nga jox faveur keneen ki au détriment de l'autre maanaam ci sa jëfin ci sa waxin ci sa nekkin ak ñoom ñaar mën na am mu am yoo xam ne kii moo lay gënal kii te da nga koy wone waaw léegi gis ci loolu nag loolu la ñuy laajte nag est-ce que ndax loolu étant donné que ñoom ñaar ñëpp ñoo yem si yow lu la war ci kii moo la war ci kee ok gis nga au même point dañuy ne est-ce que foofu injustice amul ma ñëw gis nga foofu alxuraan dafa tranché lépp mu leer bi mu waxee takk ñett ba ñeent dane fa in xiftum allaa taadilu fa waaxida bu dee ne da ngeen tooñ kenn du ngeen ko jox àqam ngeen yem ci benn waaw kon sariya ubbiwul buntu rek nga takk ba noppi di tooñ mais comme fi ñu kii li mu wax nag sànq dafa leer caam li nga wax sànq dafa leer yenn saa yi ci nekkin bi da ngay xamal sa bopp ne ci kanamu yàlla ne kii laa gën a bëgg te yemaliwuma ñaar yi waa léegi foofu injustice ngay doxal moom laa wax injustice boobu sariya du ko encouragé mais loolu nag la ñuy gis moo tax xool nag nit ci boppam nit l'être humain est très limité ma wax ma leeralal la leneen gis nga boo yoree seen religion yéen ci benn ngeen di yam ñun suñu religion ci ñeent la ñuy yem xam naa bu ñu indi woon abbé yëpp indi oustaz yëpp duñ d'accord ci loolu parce que yéen seen gëm-gëm la ñun tam suñu gëm-gëm la bu ko defee dañuy tëj benn boobu buntu ñëw ci liñ doon waxtaane waaw muy affaire doom yi ñun moom góor ñi yàlla moo ni leen takk leen benn ñaar ñett ba ñeent yéen tam seen religion ci benn la leen yem le kon lakum diinu ko ñoo ko nangu yéen ko nangu léegi ñu delluwaat fi ñu nekkoon mais gis nga ba ci bu weesoo ñaari soxna yi sax wala ñett ñaari doom yi rek léeg-léeg nga am leen ba noppi di tooñ dëgg la baa ñu jël mami salaamaaleykum aleykum salaam Camara noo def maa ngi fi yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi lay dalal bu baax bismillah dégguma la bu baax man maa ngi lay dégg bu baax allo je suis en direct waaw yaa ngi en direct waaw ñu ngi lay dégg bu baax allo xam naa sa retour moo faible dama bëggoon wax par rapport ak émission bi waaw mooy le bonheur d'être parent une quête de tous les jours n'est-ce pas thème boobu la waaw dama bëggoon wax rek par rapport ak li ngeen di waxtaanee allo mami ñu ngi lay dégg bu baax dafa amul retour mami ñu ngi lay jéggalu xam naa da nga amul retour mais ñu ngi la doon dégg man naam di nga ñëwaat merci léegi ma ne ñaari doom yi sax man nga leen a am ba noppi doo leen yemale di tooñ kenn ki mais du tee da nga leen di am dëgg la sariya bu ubbee buntu yi mu ubbi dafay xeex njaaloo ndax yàlla moo bind nit ci xolam li ngay bëggee kenn léeg-léeg nga gis keneen bëgg ko mu ne bu demee ba njaaloo war a ubbee ko takk ko sariya day xeex njaaloo moo tax mu maye loolu il faut tamit ñu respecter principe bu sariya boobu noonu li ci biir l'islam lu am solo la wàllu doom imaamu Suyuti dafa am benn téere bu mu bind tuddee ko al amru bil ittibaai wa nahyi anil ibtidaai digle gi ñu digle tegu ci yoon ak moytandiku di fent lu bokkul ci diine ci biir daf cee wax ni am na ñenn ñu naan bu ma am doom de ki koy def wérut maanaam am na ñu kontur am doom ñu ne day yàq sa àdduna yàq sa alaxira am doom waaw jur mu ne am na ñu gisee noonu ñu ne leen waa luy seen lay mu ne lii muy yàqee sa àdduna mooy boo amee doom bëgg a nelaw mu déranger la léeg-léeg nga tëdd guddi bëgg a nelaw doom ji xañ lay nelaw te guddi gi da nga war a noppalu kon doom mi ngi yàq sa àdduna beneen bi léeg-léeg nga bëgg a jaamu yàlla doom ji yàqal la ko ndax léeg-léeg nga bëgg a julli doom ji ñëw perturbé la ñu ne kon mi ngi yàq sa àllaaxira imaamu Suyuuti ne loolu njuumte la bu rëy doom day defar àdduna di defar àllaaxira ndax doom fi muy jógee mooy ci sëy te yàlla dafa bind doomu aadama ni muy soxlaa lekk soxlaa ko naan la am leneen lu yàlla def ci moom mu koy soxla te loolu yàlla def ci moom mu koy soxla su ko amee doom dafa war a ñëw moo
moo tax am na koo xam ne takkul soxna sax ngir am doom waaye ngir fegu ngir fegu maanaam bañ a def naka protéger boppam day yëg ne am na lu mu soxla te mënu la def naka sudul noonu mu takk soxna mu ne loolu yàlla ubbi na ci buntu ci alxuraan waaye li ëpp solo mu ne ci biir sëy bi mooy doom juddoo ci loolu la sariya di gën a encouragé ndax lan mu ne léeg-léeg ci biir sëy bi doom juddoo ci joo xam ni mooy defar àdduna baay ji defar alaxira ndax bari na ku dëkkee kër gu ñu tabax doomam moo ko tabaxal bari na ku feebar ñu yóbbu ko bitim réew doomam moo ko fa yóbbu bari na ku dem màkk aji doomam moo ko fa yóbbu bari na ku mucc ci rang ci tata yi di ca buuxante doomam moo ko ci muccal kon loolu àdduna doom defar na ko mu ne ni doom di defaree àllaaxira yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp ku faatu sa jëf yëpp dog na ba mu des ñett maanaam bunt yi nga xam ne fa lañ la doon versele ci sa compte boo faatoo yëpp tëj nañ ko waaye am na ñett bunt yoo xam ne ñi ngi ko tijji benn bi mooy sarax boo saraxe woon ba fi lu mel ne ñi nu wane ñu ñàkk ndox nga dem gasal leen teen fekk ñi ngi root ca teen ba muy yiw ñeel la wala lu mel ne li Seyda Dayna Fall di def di jàngale ci rajo beeg télé bi nit ñi di ci jëriñu yàlla yéex bu fi bàyyeekoo ëllëg fekk nit ñi ngi jëriñoo xam-xam boobu da koy fekk ci fa mu tëdd ñetteel bi mooy nga am doom ju baax yar ko ci diine mu lay ñaanal fekk mi ngi lay ñaanal yiw wa di la fekk ci sa bàmmeel te doom ñu jooju noonu le pour nga mën a assuré ju baax ji bari gee gën a wóor néew gi ndax man nga am fukki doom juróom-ñeent ñëpp sikk kenn baax ci dëgg la waaye mënu laa wóor ne ñaar ñi danañ baax doomu aadama mooy programme damay jàng ba am at sàngam ma paree am jëkkër wala ma am soxna su ma paree am ñett doom mooy sa mathématique ba nga jàng mais du yàlla de man nga jàng ba toll ci at yooyu jëkkër du am soxna du am du am nga jàng ba toll ci am ya jëkkër at ya jëkkër am soxna am doom réer waaw kon nit ki comme li ngay wax macha allah ñu bàyyi suñ bopp ak suñu borom kon imaamu Suyuuti ne doom njëriñam àdduna la ak alaxira mais du yàq àdduna du yàq alaxira mu ne waxuma la sax doom ji mais soxna si rek yiw nga ciy fàggoo ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ki bu alxeyri jibee ci seen diggante ku góor wéet ak soxnaam ñu ànd ñoom ñaar yàlla bindal na leen tuyaabay sarax dégg nga li mu wax ñu ànd ñoom ñaar yàlla bindal na leen tuyaabay sarax ànd fa ñoom ñaar ñu tëj seen buntu ànd waaw sekk waaw ñu jotee loolu ay tuyaaba nga ciy am comprendre waaw après naa la ko leeralal bu émission bi jeexee dénkaan ngi ni def fi léeg-léeg bu après man damay dem fii nga koy leeral buñ paree dégg ci dama ne dañuy déglu ñaari way dencante buñ tëjee seen buntu ànd seetaan télé ñu bind leen seen tuyaaba lëkkaloo ñu seetaan télé non merci voilà mais man dafa amoon ngeen baal ma terminé jox la c'est important oui léegi saxaaba yi ne ko mais naka la nit di amee bànneex ba noppi ñu koy bindal tuyaaba kon tontu na la xanaa kon leer na bànneex daan ndox mu sedd yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xoolal bu ko defoon fa xaraam ndax dana ci jëlee bàkkaar war a déet ñu ne ko dañ koy bindal bàkkaar bu fekkoon dafa njaaloo waaw mu ne kon bu ko defee fu dagani tamit ñu bindal ko tuyaaba leer na ba tey de xanaa kon même bu dul doom ji ci biir sëy bi ñaari way dencante yi seen nekk rek yiw la seen ànd rek yiw la doom bu ñëwee nag nekkaat bénéfice mais li ma jaaxal Seyda Dayna mooy yàlla dafa boole ñaar ci alxuraan ne taaru àdduna la ñu jël benn bi bañ bi ci des almaalu wal banuuna zinatul xayaati dunia mooy alal ak doom daa bokk ci bànneexu àdduna yi alal ak doom waaye léegi doo dégg kenn mu naan damay limité li may am ci xaalis mais bëgg a limité li ngay am ci doom jaaxal na ñëpp loolu moo jaaxal na caam yooyu man te yàlla dane alal jaaxalul li almaalu wal banuun jaaxalul li kii loolu du ko jaaxal alal ak doom mu ne mooy taaru àdduna mooy taaru àdduna gis nga ñi gën a bari doom bu ñu demee ba toll ci yenn at yi force mu am ku leen noppal ci doom yi dëgg la nag waaye dëgg la mais doom yi bari yi da ngay gis ñëpp nekk ay yirim caam ak kumba caam ak faatu caam am kenn ci ku nekk xadisaar kooku nekk ku am njëriñ ñëpp ñàkk njëriñ dëgg la mel caam gis nga ci biir quantité waxal li nga waxaatoon ci la qualité di génnee dëgg la
ci biir quantité. ci la qualité di génne ci biir doom yu bari yi. la doom ju baax ji di génne. ñoom Kumba Caam baaxee. ñoom Daba Caam baax. ñoom Fatou Caam baax. ñàkk a baax. ñoom Fatou Caam. Xadi Saar ñoo baax. mais Thiam nga baal ma dafa am lu ma bëggoon leeral ci suñu gis-gis. maanaam oustaz dafa am lu mu wax. mu di dafa def comparaison. maanaam nga am ñaari doom. pourtant da nga leen bëgg ñoom ñaar ñëpp. mais yenn say doo leen yemale. ci gis-gisu catholique yi. doom doo ko tànn. doo ko tànn. tu ne choisis pas ton enfant. da ngay jur di yar di ñaan yàlla. parce que yar sax dafa métti. da ngay bëgg sa doom mel ni mu mel ne. doom kenn du ko tànn. même boo ci amoon juróom tam seen jikko rek mën na tax doo leen yemale ndax kii daf lay déglu daf lay extra mais kooku tànnoo ko. jabar yow yaa koy tànnal sa bopp. da ngay dem seet nit ki ba ne kii jikkoom doy na ma bëgg naa ko doylu naa ko. jëfinam waxinam ak nekkinam doy na ma nga tànn kooku. mën nga ne man lii lay séntu ci jigéen. je veux que ma femme soit comme ça loolu mën nga ko wax. mën nga ni sama jabar nii laa bëgg mu mel ngay wër ci xale yu jigéen ñi ba gis koo xam ne doy la na nga takk kooku. ci doom mënoo ko wax. mën nañoo dëppoo ci lenn ñun ñaar ñu borom ngëm-ngëm. oui mooy même foofu. soxna. tànnoo ko yàlla moo la ko tànnal. mais loolu c'est secondaire maintenant. loolu après la. xam nga lu tax après la. même boo nee yàlla moo la ko. c'est cette étoile rek et le ciel t'aidera. baal ñu jël ki nekk si ligne bi bismillah. allo. allo oui soxna si. waaw ku baax. waaw man la mami maa génn sànq. waaw mami waaw bismillah. waaw di leen jaajëfal bu baax émission am na solo trop. merci jërëjëf. waaw kon tane trop kay dégg ñaari part yëpp daal maa ngi ci oustaz daal macha allah. li muy waxtaane am na lool. dëgg la di jaajëfal di leen ñaanal li jëm kanam. amiin amiin. ak jërëjëf. mami jërëjëf. merci félicité. oustaz Maxtaan nee na mi ngi lay jaajëfal. maa ngi koy jaajëfal. jërëjëf mami waa Abbé c'est que Abbé xam nga problème bi sànq maa ngi la koy wax. ñun suñu religion yàlla moo tànnloo suñuy góor ñu tànn benn ñaar ñett ba ñeent mu ne la nag xoolal mu ne la bu fekkee nag leer na la ni mënuloo ko yemal ci kenn lii lu ñu bind la noir sur blanc ñu ngi ci alquran waaw nga yem ci kenn yàlla loolu la wax waaw nga yem ci kenn donc duñu wax ñoom ñaar benn la en fait non loolu la yàlla wax xam nga ñun noonu rek lañ koy waxee waaw ban si sama entendement ñoom ñaar ñëpp version yi ñu wax yëpp benn la parce que kii nee na mën ngaa takk ñeent mais boo leen mënul yemale nga yem ci kenn non non kii nee na mënoo leen yemale en fait différence bi yemale ak bëgg la moom nee na mën nga leen bëgg ñeem ñëpp mais mënoo leen yemale waaw non nga leen tollale mais bëggeel gi nga lañ la dul jugé xoolal ñëpp da nga leen di bëgg 100%. non pourtant bëggeel bi jëf d'accord par contre yow li nga wax sànq c'est important Abbé pourtant même bëgg bi ci kàttanu yàlla Louise man góor la sama soxna la mère Thiam sama soxna la damay bëggee Louise ngir am na lu nekk ci moom te nekkul ci caama am lu ma bëgg ci caama mu nekk ci moom te nekkul ci Louise loolu yëpp yàlla moom moo ko dogal moo tax yàlla ci kàttanam ak maanduteem ak xam gi mu xam góor ne lekk-lekk mun ta yam ci kenn moom moo tax mu autorisé ko na ko demal ak góor saween yi xam ne dañuy jéeg ak def façon waxal waaw dëgg la loolu la loolu comme problème mu religion la yéen da ngeen am seen bos ñun ñu am suñu bos moo tax nee naa la bu Abbé yëpp ñëwoon sëriñ yëpp ñëw ku ne fi nga jàpp rek foofu ngay jàpp waaw moo tax dañ koy rek ñëw ci ñu ak kii saa si loolu la nga toog nii d'accord moom d'accord gis nga suñ borom mi ngi wax ni wallahu jaala lakum min anfusikum azwajan wa jaala lakum min azwajikum banina wa xafadatan lan la ci teg wa razaqakum min at-tayyibat yàlla moo jëlee ci góor ñi jigéen da jigéen fekk góor fekk amagul jigéen rek matagul. sa baal ñu am na ku nekk ci ligne bi bismillah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. ku baax yëkkatil kàddu gi tuuti. ma ne ñu ngi nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax. di rafetlu émission bu baax. gàtt ñoo ci ñuy dénk ñu ñoo ngi koy conseillé baax a baax. kii ku baax déggin bi de moo neexul.
naa ne ñu ngi leen nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay waaw. di ren bi bu baax. réseau bi mooy daw dem na réseau bi moom mooy daw ñu ngi jégalu bu baax a baax. yàlla mu ne ma jëlee ci góor ñi. jigéen. ma jëlee ci ñoom ñaar doom ak i sët. lan la yàlla teg mooy su ma leen joxee jox leen. ma wërsëgal leen ci tey yi nekk ci àdduna. moo tax bi mu tuddee doom ak sët rek tuddee war a daqakum min at-tayyibaat la ci teg. Samata baal ma des fois nga gis ko ñu nekk ci couple am doom ngéntal jot amuloo sax xar moo rendi beneen doom juddu ñëw indaale wërsëg bu bari bari. du jeex. yàlla moo tracé noonu. moo tax yàlla ne baniina ay doom la wax. ay pour war a daqakum min at-tayyibaat. dégg nga Louise ay. mooy am na doom joo xam ne fekk ñëwagul sa buntu di tijjeeku. mais nag yàlla def la ko nëbbu de ay doom la ñu wax waaye waxuñu déclenché. ay doom yàlla mu ne ma wërsëgal leen lu dagan. muy la. gis nga góor bi mu nekkee moom kese. wërsëgam moom kese la. bi mu jëlee kum doon wërsëgal moom kese. mu ñëw ci loxoom. mu boole sa wërsëg ak wërsëgam. soxna si. ku góor ki bi mu takkagul soxna ndaw si mi ngi doon lekk di naan. ndax yàlla moom cuune la. subhanahu wa taala. ñu baal ñu ci kàddu gi waaye waxin la. ba mu jëlee ndaw si. kër baayam indi ko sa kër. lam ko doon jox mu coupé ko. du cuune. xale bi nekkoon ci biiru waajuram suñ borom fekk ko fa di ko dundal. tàmm ko juróom-ñeenti weer wala lu ko yées tuuti wala lu ko ëpp tuuti. lekkam manqué wul naanam manqué wul ndax dana ko indi fii ci kaw suuf di ko sàggane. ñàkk koo jox lam ko doon jox. moo tax suñu borom nee na bi ma defee doom yi. laa ci teg wërsëg wa razaqakum min at-tayyibaat. fële laaya ja mu ne yéen ñi am naan yéen ñi am gis-gisu naan su ma amee doom yu bari du ma am lu ma leen dundalee suñ borom nee na ndax yéenay joxe wërsëg wala man maa koy joxe. nahnu narzuqukum wa iyyaahum. man yàlla maa yi wërsëgal couple yi. mais xale yi ci juddoo maa leen di wërsëgal. mais nag dogalu suñ borom mooy lu nekk ak heure ba mu koy indi. am na koo xam ne dana bari njaboot mais fekk màggaguñu. seen buntu du tijjeeku. dëgg la. mais il faut nag mu gëm yàlla. fas jom góorgóorlu dundal leen. bañ leen a sàggane. gis nga ba ci xale yi ñëw shariatul muhammadiya. yonent bi dafa wax ne kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. dëgg la. doy na sëkk bàkkaar ci góor muy sàggane njaboot gi mu war a dundal. yàlla moo njëkk a jox xale droit de l'enfant. yàlla moo njëkk a jox xale droit. ci tànnal ko sax yaay ju baax. ci tànnal ko baay bu baax. sunu borom ne ma terminé foofu. man yàlla maa leen di wërsëgal ak yéen. ku góor ka ak ku jigéen ka ak xale yi. fële yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne doy na bàkkaar góor gi sàggane wala ku jigéen ki sax. bil mar'i muy sàggane ñi mu war a dundal. kon xale bi am na fu muy toll yàlla dana la jël ko en charge. lim moom ma la koy jox nga ko koy jox. am na fu muy toll nag mu ne léegi xale bi na jël parents yi en charge. anta wa maaluka li abik. am na fooy toll loo am ak yow yëpp sa waajur a moom. mooy daf lay aw. ci kër gi. ni nga ko yoree woon léegi mu yoree la noonu. mais loolu yëpp day delluwaat ci programme sunu borom. gis nga ñi bëgg a planifier seen dund ñoo sonn. waaye ñi bàyyi yàlla ak seen borom noppalu nañ. ndax wa ka'ayyin min daabatin laa taxmilu rizqaha allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim. yàlla mu ne da ngeen a gis bëy buy gàddu dundam buy dem. déedéet. da ngeen a gis xar muy gàddu dundam buy dem. da ngeen gis picc muy gàddu dundam buy dem. yàlla mu ne ni may wërsëgalee xar ak bëy te amuñ sàq. noonu laay wërsëgalee nit mu ma joxee boppam. at-tayru taghdu himaasan wa taruuhu bitaanan. picc day xëy xiif ngoon gi mu regg. waaw day xëy ak biir bi du am dara mais buy ñëw biir bi day fees dell. kon problème mu noox jamono léegi dafa métti électricité ndox téléphone. jàng xale yi nga am doom yu bari. man dama bàyyi sama bopp rek sama borom. waaw noppalu. wax nga def sa balaa noonu. waaye nag li ngeen di wax. boo am na noo xam ne boo ko jàppee noonu rek. day dégager responsabilité nit. dafa amoon fu ma bëggoon tàmmale lu mu wax dafa am njëriñ te defe naa même ci suñu gis-gis sax noonu la fa demee. maanaam ci complémentarité góor ak jigéen. yàlla dafa ne bu mu sakkee góor
dafa gisoon ne dafa weetoon amoon na lu ko manqué on a dit de sa côte mu sakk jigéen pour ñu complémentarité loolu c'est tellement important te loolu moo tax nag ci biir foyer ku góor ki da nga am warugar ku jigéen ki tam da nga am warugar loolu il faut pas qu'on le perde de vue mais pour ma ñëw ci li ngay wax xam nga sànq ne nga rek boo amee doom yu bari yenn saa yi day am doom yoo xam ne ñoom ñooy gën a tekki yeneen ñi loolu nag buñ ko gasee bu fu mu gën a xootee am na loo xam ne ci responsabilité parents yi la boo amee ñaar fukki doom ak suñu jamono bu métti bii nga xam ne doom droit de l'enfant il faut nga éduquer ko mu dem école su feebaree il faut nga faj ko extra xam nga ne loolu salaire attanu ko nga ne nag ñii naa leen yóbbu école ñali ma bàyyi leen déjà seen trajectoire mën na am différence ci kaw loolu nangu ngeen wala nangu woo leen Abdou dëgguma la instant bi ñu toll nii kay moo too jur ñaar fukki doom voilà c'est pour voilà c'est pour dire maintenant ñaar fukki doom yi kay am nañ ko ba pare mais fi mu ne nii toll nii 2017 bi jëm kenn lu waral loolu parce que man terewuma la yow ñu am invité rek nga di ko laal terewuma loolu voilà loolu nag moo wone ne ñun xam nañ ne jamono bi métti na dans la Bible il est dit regardez les oiseaux du ciel ils ne cultivent pas et pourtant ils vivent parce qu'on parle de la providence mais la providence de Dieu vient comme pour couronner maintenant l'effort personnel dañu war a xool titre yi nga xam ni bu ne skiisee rek incha allah journal bi dafay ñëw ñu xool Abdallah Abdou waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam na nga def waaw ñu ngi sant bu baax a baax yaa ngi si jàmm sant alhamdulilah tey titre yi nan la fa demee waaw tey jii nag ajaratu Zeynab incha allah fas yéene nañu wax ci biir xibaar yi yaatal ko titre yi li ci gën a fës ci bopp bi mooy nag mbirum Khalifa Ababacar Sall njiital gox bu Dakar bi nga xam nag jamono ji tembe ci loxoy yoon la nekk ndax dana am afiyam ci nag ginnaaw bi nga xam si ni daal ñoo ngi ko daanaka dugal foofee ca nungu seen ngir nag càmbar ay mbiram mbir mi nag ba tey lii di Cour suprême attakaay bu mag ba ma nga cee addu jeexagul waaye lu ci mën a am mooy ñi nga xam nag ñoo di ay jegeñaalam daan nañuy fëx dem ngir indi seenu njàppandal ñoom it ñaawlu doxalinu sunu yoon ci xew mi jàppale nag ku ma am ndey ku ma amut ndey la ñuy doxalee loolee ci daañ ko gën a faram-fàccee ci une heure bokk na ba tey ci bopp xibaar yi lu jëm ci nag weccooy lenga yi nga xam nag am na ci fële nga xam ne moom moo di mankaanu ministère bi ñu dénkoon wàllum tourisme bi mu mel ne nag Mame Mbaye Niang moo ko yore léegi Maïmouna Ndoye Seck daal di kaa jox lenga ya waaye ci seen boobu lépp xeexaw mag coow jot caa jip ku mel ne xaasin si amuk ñàkk déggoogu xew seen biir ci nag nañu yëkkatee kàddu ci discours foofu lay daañ ci dikk ci biir xibaar yi bokk na ba tey ci biir xibaar yi lu jëm ci li nga xam ne moom moo di ab CRD di comité régional de développement ngir nag waajtalu màggaluk Serigne Touba Xaadimul Moustapha ci dëkk bu sell ba Touba Mbacké ndaje boobee nag la ko wund mooy fas yéene nag nas wala boo ko lal ay ñàll yu ñu mën a jaar ngir màggal ga mu ci ayib wàllu ndox courant lépp lu jëm ci jumtuwaay kilifa yi service ya fa teewoon àddu nañ ci mbir mel ne nag daañ ci dox ay jéego ci biir xibaar yi dana ci gën a fës jamono ji tembe foo jaar ci mbeddi Ndakaar yi di ko teg ay gët jëm na ci wàllum gerte yeeg mboq yi ñu sant Jóob gën ko bëgg jamono ji nag mooy ne loolee dox na lool ci ñi koy jaay ndax gis nañu sax njëggalu mu cher client yi daañu ñëw jënd ko ngir rek fas yéene bégal seen bopp ajaratu Zeynab li nag mooy ponk yi nga xam te ni ci kàttanu yàlla ci une heure benn waxtu bu jotee daañ ko faram-fàcce ci nu mu gën a yaatu ci kàllaamay Kocc Barro incha allah dina la ci taaxirlu di rafetlu bu baax plateau beeg thème bu am solo bi ngeen di waxtaane ak say gan di ziare Oustaz Mactar Sarr am nga loo ci xalaat ci thème bi li ñu doon waxtaane thème bi gën ma cee ginni mooy affaire u ñàkk doom planning familial ñi seeta amuñu doom ñu leen di ŋàññi comme suñu société rek ni muy déroulé xam nga loolu moom domaine la boo xam ne sax yéen gën ngeen cee fës gën ngeen ñu cee gën a xam lu bëri mooy yàlla suñu borom moom mooy dogal te lépp lu mu teg jaam bi rek doo ko war a dékku ci nattu dëgg la te xam ne lu mu la xañ rek denc na la lu ko dàq loolu daal moo am solo dëgg la ndax jur doom yu bëri moom jur doom yu bëri taxul ñu baax waaw jur muy dee taxute yara daal tamit lépp na tegu rek ci njàngale mi daal ci di siraatal mustaqima dëgg la waaw am na solo jaajëfal nañ la bu baax a baax yal na yàlla wéral sa baat amiin merci ñu ngi lay taaxirlu une heure incha allah rek jërëjëf xam naa li ñu dese ci waxtu bariwul mboq mi ak gerte gi mu ne may na ko Imam Sall loolu may na ko kan de yow la ko may merci am ma gën naa yegale li ma doon wax waaw da nga tënkaale tàggatoo voilà ci par rapport à la responsabilité jàngu catholique dafa ne paternité et maternité responsable
envers qui? Envers les enfants. boo nee mën naa jur nu ma neexee borom bi dina leen toppatoo loolu dafa yomb. nit du jur nu mu ko neexee. Voilà, c'est-à-dire nag c'est pourquoi on dit il faut quand même être responsable dans la manière de donner vie. Pourquoi? Parce que dafa am ay exigences dafa am responsabilité boo xam ne warugal la sas la ci waajur ak doom boo ko mënul nag na nga comment ça s'appelle def jur loo xam ne mën nga ko toppatoo loolu la mooy suñu gis-gis par rapport à ce point. J'ai du mal à m'exprimer vraiment en wolof. Mais j'aimerais dire ce que je dis en français. Quand on parle de parenté et de maternité responsable, ça veut dire que l'enfant, on doit s'occuper d'un enfant. Et que donc je ne peux pas dire je ferai des enfants et la providence divine va s'en occuper. Il y a une responsabilité qui incombe les parents. Or, si on perd de vue cette responsabilité, il y a un problème. Il ne faut jamais qu'on perde de vue qu'en mettant des enfants au monde, je me dois de les éduquer, je me dois de les soigner, de prendre soin, de les nourrir, etc., jusqu'à ce qu'ils soient responsables. Ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Parce que sinon, ça devient très facile. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Merci ci ñëw bi nga ñëw wuy si suñu woote yal na la yàlla fay. merci beaucoup merci ama looy tàggatoo. waaw di gërëm Abbé bu baax si disponibilité bi. ma koy ñaanal mu am ñaari jabar. di gërëm Louise ñu la dégg liñ la wax nee na baal xeer bu kenn déclenché. dina jur ay doom. tey dañuy Louise déclenché waaw may gërëm nag oustaz Imam Sarr. ni ko temps yi ñu toll nii mboq mi ñëw na ak gerte gi. di ko may tam Sarr di la ziare di lu wax nag xam nga man sama tante dafa nelaw barki démb. si France koor bi tey lay ñëw. ci 18h ñu koy robee suba Padoua nga defal ko ñaan Marème Kane. sama rakku tante la barki démb la faatu ci France. su ma jógee dem fa laay dem ni sax di ko ñaan di ko jaal famille Diouf ne sama maam bu ndaw la. dëgg la di ko ziare di ko jaal famille bi yëpp. dëgg la di sant di gërëm di wax fii mooy ndénkaane. di leen ziar may ziar bu baax Imam Sarr bu baax sama kal bi. xam ne naa yàlla ci kal rek la ree ak tout est possible. tout est possible mooy caméraman yi. waaw ak Leila Thiam sama doom ji nga xam ne saa yu xëy def ma ñu ne pour ndénkaane. macha allah macha allah rafet na trop di gërëm ñëpp di ziar ak sama sët bu ndaw bi léegi xam nga lu muy wax. taal leen télé bi maam Thiam dugg na ci ndënk bi. ndënk bi amuñu wàcc. ñu ngi koy nuyu yàlla na ko yàlla def mag waaw amiin ñu ngi koy nuyu. waa Régie ñu ngi may wax ne ñu bëri ñu ngi woote di la ñaanal. maa ngi leen di jaajëfal waa Régie kii mbokkum Sénégal la kii xam nañ ko. kii mooy Oustaz Makhtar état bu góor xale la bu ndaw macha allah mais diine rek moom moo ko ñor ci lay taxaw moo tax. Badiane Louise. waaw soxna Zeynab may. Pam mi ngi lay nuyu Pam mi nekk fii. Pam daal moom neex nga ko macha allah daf ma ko yóbbante démb mi ngi lay nuyu. Pam sama waay la waaw soxna Zeynab may rafetlu débat bi tey centré nañ benn. échange bu riche entre Abbé Paul ak Oustaz Makhtar loolu rek lañ ci ut parce que ku nekk joxe nga sa point de vue baax na tamit ñu xam ne tamit jàngu bi mariage ñu bëri xamuñu woon ne nga nekk marié yu di def concubinage jàngu bi da koy dàq am na ci ay daan rafet na tey ñu leeral ko pour wax ne rek ne du n'importe quoi moo fa am diine boo gis rek am na ay charte am na ay yoon may wax tamit Sénégalais yi keneen mère Thiam dafa bëgg a jaxase ak ñoom waxuma kenn bul jur leen ku mën a jur na jur fii daal ku fi jur rek yaa am sa responsabilité mère Thiam nag dafa bëgg a jaxase ak nit yi jur leen de ku nekk na def 10 jërëjëf merci jërëjëf Oustaz Makhtar waaw damay jaajëfal ñëpp rek di jaajëfal tamit Abbé am na lu mu wax ba ne ànd ngeen ceeg man ma ne ko 100% mooy ku am ñaar fukki doom salaire mënu koo àttan waaye yàlla nag àttan na ko te du ñëpp salaire lañ yaakaar am na ñoo xam ne Cheikh El Hadji Omar wax naa la keroog ne am na téeméeri doom te ñëpp waliyu lañ te amuloon fenn fu mu doon liggéeyee fu muy jëlee salaire te kenn daraam manqué wul molo naa nag Baye tey bëri nañ ñi ñuy seetaan tey ci télé bi fii nekk ci àll ya gën a sori ci Sénégal xamuñ luy salaire te ñi ngeeg ñeent fukki doom waaye ñi ngeeg seeni tool yàlla di leen suturaal ñëpp waay Oustaz Makhtar kon loolu moom macha allah ñu delloo suñ bopp rek dénk yàlla suñu bopp kenn ku nekk daal na sabablu lu ko yàlla jox mu jël sëy bi da ngay sabablu rek xamoo doom dana ñëwam déet boo sababloo takk soxna sabablu yàlla may la doom yàlla mi la ko jox nga def ko ngir moom yéene ju sell yàlla du la seetaan
ndax sunu borom ëppante naag muy seetaan ko mu jox waaye buñ ñu xañee nag ami doom li am mooy réew ya nga xam ne dem nañ ba sori ci seen jigéen ñi bañ a am doom ñu manqué xale dañuy ñëw di jël ci sunuy xale di yóbbu seen réew dëgg la tey boo demee Europe dem Amérique ñu bari ña fa nekk dëkkuñ fa dañ fa ñëw di liggéey si bareetu ñuy xale ay màggat la ñu ëppale kon ku yàlla wërsëgal nga mën a ami doom na bari bu ko sa réew soxlawul meneen réew soxla ko waaw sëy na ma jeexalee ne réew mu góor jigéen ña bari lesbiennes ya bari jigéen ña yéex a sëy bu ñu teree am doom yu bari léegi réew ma jeex day suux de ma waxaat ko réew mu bari góor jigéen bari lesbienne buñ ci boole naan def leen planning léegi réew ma jeex falaay jeexalee wasalaam am na lu waroon leeral sax leeralu ko de bu mu ne ñaari way bu ñu àndee naam ñoo la ko ñaan Mère Thiama dégg nga ñu ngi jaajëfal abbé jaajëfal Mère Thiama Louise ñu ngi lay jaajëfal Oustaz Makhtar ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi wax ne am na koo xam ne nee na mi ngi sëy ak borom këram borom kër bi liggéeyul am na 3 doom mi ngi toog di muñ ñu ñaanal ko yàlla dina ñëw incha allah yàlla baax na ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal ñu doon seetaan di leen jox dig daje altine ak jàmm ci beneen thème incha allah ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Touba Ameublement ay salon yu moderne en cuir ak en tissu made in Sénégal Touba Ameublement da di fierté Sénégal lépp lu ñuy dem di ko jëgaani bitim réew ñu defar ko ak seeni loxo defar ko ak xarañ defar ko ak imagination defar ko ak fierté xoolal Touba Ameublement salon en cuir yi xoolal Touba Ameublement salon en tissu yi Touba Ameublement mi ngi nekk fi nga xam ne mbokk yi moom moo di Sacré-Cœur 3 boo demee rek ba romb école waree sa càmmoñ wala sax soriwul école David Diop fa nga xam ne moom moo di te Liberté 6 mbokk yi Touba Ameublement fii la génn lii mooy njëriñu réew mi mooy imagination réew mi mooy 21e siècle Sénégal mënal na boppam Touba Ameublement 77 555 64 78 77 555 64 78 Touba Ameublement fierté Sénégal. Vous êtes une école, un institut de formation ou une université. Ce message est pour vous. Pour cette rentrée académique 2017, votre télévision DTV vous offre des tarifs publicitaires à des prix défiant toute concurrence. Bénéficiez de la grande promo des écoles avec des remises sur les spots achetés. Contactez vite notre service commercial 76 644 50 58. Patronage de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, le Centre islamique du développement du commerce, le CIDC, en partenariat avec l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ANER et le groupe Escaf Télécom, organise la première édition du Salon de l'économie verte des États membres de l'OCI en concomitance avec la 7e édition du Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique du 26 au 29 octobre 2017 à Dakar au CICES. Cet événement majeur premier en Afrique est le rendez-vous incontournable des professionnels, pouvoirs publics et partenaires au développement. Du 26 au 29 octobre 2017, le salon abrite une exposition internationale, un colloque international axé sur la problématique de l'économie verte et des énergies renouvelables, des séances de démonstration et des rencontres de partenariat. Salon international de l'économie verte, Salon international des énergies renouvelables du 26 au 29 octobre 2017 à Dakar, le cadre qu'il faut pour promouvoir l'économie verte, les énergies propres, vulgariser l'utilisation des énergies renouvelables et contribuer à la préservation de notre environnement. mbokki téléspectateur Dunya TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci àdduna seen émission bi tudd Majalisul Ulama di jataayu borom xam-xam yi